mooy jàkk HLM 3 bi nga xam ne imam Abdoul Aziz Ngom moo fi nekk imam ratib ma topp ci moom. tey Ousmane Touré ñëwoon di leen jàppale indi leen ay gel ak ay thermoflash. ñu bëggoon xam geste bi lan lay def ci yéen. waaw dañ koy rafetlu gannaaw sant yàlla ñu julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam kaddu yi dafay nekk kaddu imam ratib ñu wuutu ko fi ñun. lii yëpp dafa bokk ci jaamu yàlla ndax nit ki balaa muy gën mun jaamu yàlla mu set te set dafa bokk ci jaamu yàlla. waaw an najaasatu min al iman balaa ngay jaamu yàlla da ngay set jàkka it boo ciy dugg da ngay set même suñu kër yi kon nag lii buñ ko indilee pour jàkk HLM 3 ñu leen ci sant di ko ñaanal moom ndax moom xam na lii ndax moom ci lay dund ndax imaam la fa mu nekk moom it mais lii lu rafet la ndax bu ko ñëpp defoon rek incha allah feebar bi nga xam ne moom la ñuy moytu yàlla mun na def mu wàññeeku. man maay monsieur Amsata Sarr di doom ci imam Mouhamadou Lamine Sarr di nekk ci membre comité d'organisation ci jàkka ji. fii mooy juma HLM 4 kii koy jiite mooy imam Mouhamadou Lamine Sarr mooy président wu imam yi ci goxu HLM bi di ko dalee si rapport ba cité des eaux. tey Ousmane Touré président association Déclic ñoo indi leen ay gel ay lave-mains ak thermoflash bëggoon xam geste boobu aussi lan lay def ci yéen. waaw geste boobu duñ def lu dul rafetlu ko ndax Ousmane mii def lii di président Déclic yàgg nañ ko dégg ci geste yu mel nii am na distribution des prix bu mu doon def bu yàggul dara man maa ci yóbbu woon paa bi moo tax bu defee lii duñu bett ak yeneen yoo xam ne moo ngi koy def ñu ngi koy dégg di def lu dul ñaanal ko yàlla yokk ko jàppale ko moo xam bëgg-bëggam defal ko bépp mboolem jullit defal nañ ko loolu. ñun la Mouhamadul Mansour Sall nekk imam ratib imam porte parole ci juma HLM 2 juma bi nga xam ne imam Abdoul Aziz Ngom moo koy jiite. Ousmane Touré di président Déclic ñëw indi leen ay gel ay lave-mains ak thermoflash yow loolu noo koy accueillir nouvelle. waaw Ousmane Touré de dañu naan rek defaat na. parce que du tey li njëkk a def yàggul dara imam ratib woo na ma ne ma Ousmane Touré jox na ma une somme importante pour ñu dugal ko ci liggéeyu jàkk ji te boobu moo doon énième fois Ousmane Touré di intervenir ci mbiru jàkk ji. Ousmane dafa bokk ci ñi nga xam ne HLM dañ leen war a ñaanal fonk leen jox leen seen cër parce que soo yoree mouvement bu toll nii Déclic di ci def ay action yu fés lu mel ni li may faral di wax at bu jot nga seet les meilleurs élèves du quartier nga récompenser leen ba fi mu toll nii HLM bu xale yi tayaloon jàng sax commencé nañ di sawar ndax loolu at bu jot nga jël xale yi war a xaraf nga xarafal leen ba ci li nga xam ne sax mooy tabaski yi Ousmane dinay jël xaalis di ko jox ñenn ci imam yi pour jàppaleen ci seen mbiru tabaski te loolu ñun ñii di wax bokk nañ ci kon dañuy wax ne lu njël benn muy def xanaa dañ naan defaat ne te fii mu defee nag fii la am solo ndax lii nga xam ne moom la fi indi tey muy ay lave-mains di ay gel di eau de javel ak thermoflash lii lu ñu soxla la ci période bi te dinañ ko teg ci loxo imam ratib mu doxal ko ni mu ko war a doxal. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant man la Ablaye Badiane responsable juma cité des eaux. waaw man maay bilaal bi parce que suñu bilaal bi nekk dafa feebar man maa fi nekk. ngeen di waajal julli tabaski Ousmane Touré président association Déclic indi leen ay gel ak ay thermoflash ak ay lave-mains loolu yéen nu ngeen koy accueillir.
vraiment ñu ngi koy sant parce que mayoon nañu ay gel sax mais dafa commencé woon jeex moo tax ñun daal ñu ngi sant yàlla dafa mel ni yàlla moo ñu ko indi la moo ñu indil Ousmane vraiment ñu ngi koy sant bu baax parce que lii nii suñu gel yi li si desoon 4 moo des ñu ngi doon xalaat fu ñuy jëlee yeneen gel mais comme indil nañu lii ñu ngi ciy sant bu baax ñu ngi koy ñaanal kontaan nañu dinañ gën a yombalal liggéey bi Ousmane daal ñu ngi koy gërëm parce que boo xoolee indil nañu gel thermoflash indil nañu saabu indil nañu eau de javel kon nag amuñu dara luñ koy wax di ko sant di ko ñaanal ñun jumaa cité des eaux fii di ci imam bi ba si Bilal bi Papa Diop ñëpp ñu ngi koy gërëm di ko sant vraiment ñu ngi koy ñaanal bu yow mu commencé wax amin rek parce que ñun suñu xol sedd na quoi. waaw man maay Ousmane Touré fii Juma Cité Port la. lan ngay représenté ci Juma ji. man maay Bilalu Juma ji. ngeen di julli tabaski Ousmane Touré di président association Déclic. ñëw indil leen ay gel ay masque ak ay thermoflash. ñu bëggoon xam jëf jooju yéen nan ngeen ko gisee. jëf ju rëy la si ñun lii dafa bette sax waaye duñ ko teeloon yëg fii yëpp day fees del ndax loolu yàgg nañu dégg turam si mbaax démb tey soog a ñëw waaye duñ ko teeloon yëg jumaa ji day fees del léegi la ñu woo annoncé ñu loolu imaam raati bi ngi nee taxaw imaam Dieye Sall ngi ni toog tey loolu yëpp dañ ko bokkandoo sante ko yàlla di ko ñaanal li nga xam ne moo nekk ci xolam moom moo ko xam yàlla na ko yàlla fulal dañuy déggee noonu yàlla na ko yàlla déggalee noonu lépp lu mu jaamu yàlla na ko yàlla nangul lii defalu ko kenn boppam la ko defal rek lépp loo way def ngay jaayanteeg sa borom tabaraka wa taala yàlla moo lay fayal boppam la mu yëkkati def ko mënoon na ko def feneen waaye dafa xool jaamu yàlla yi mu xool wér-gu-yaram nu mu toll muy jaayanteeg moom ba kenn ku ci ne sa wér war a mën a taxaw mu jaral ko lu ne moo tax mu jaayanteeg moom lii. maay Ousmane Touré di président association Déclic HLM ñu mouvement citoyen buy liggéey jëmale ko ci askanu HLM ak goxu HLM. tey nga xëyoon doon distribuer ay gel lave-mains ba pare teg ci thermoflash ci juma HLM yëpp ñu bëggoon xam lan moo waral loolu. waaw li ko waral mooy gannaaw bi conseil imam yi dajee àllarba bële passé jàpp ne dañuy ubbiwaat jàkk yi ak juma yi ñun suñu xalaat ñu jàpp ñun tam ne war nañu ànd ak dynamique boobu maanaam fexe ba képp koo xam ne jóge nga sa kër di ñëw ci juma yi wala ci jàkk yi gannaaw bi nga jëlee sa jumtuwaay yi nga xam ne mooy sa jumtuwaay yoo xam ne da nga koy jël à titre personnel boo ñëwee ci jumaa ji ak ci jàkk yi nga fekk fa tam des disponibilités yoo xam ne dina mën a yokk kaaraange bi looloo taxoon association Déclic jàpp ne dinañu contribuer ci loolu indi sunu wàll sunu participation en matériel notamment en produits détergents ay produits yoo xam ne nit ñi dañ koy soxla yu mel ne ay gel ak thermoflash parce que nit ki mën na ñëw yaramam tàng te kenn du ko xam donc yooyu yëpp day nekk des activités yoo xam ne day contribuer à la prévention ba pare di limiter les risques de propagation de la pandémie fi ñu tollu tabaski la ñëpp a ngi jóg euphorie bi macha allah wante nag waruñu fàtte les mesures barrières yi nga xam ne moom la docteur yi préconisé parce que ñoom ñooy les seules voies autorisées gannaaw joxe nañu ay instructions ak ay prescriptions dañ ci war a topp nag ci loolu la ñu ànd ñëw suñu gox HLM nga xam ne jumaa yi jàpp nañ leen nañ julli it incha allah donc ñu mën a fexe ba képp ku ñëw ci it bi tam fekk fa loo xam ne dina la mën a aar yokk sa kaaraange sa yow ak sa njaboot parce que ñi ñëw ci jumaa ji di julli si bu ñu demee dañuy fekk seen njaboot donc ni ñuy ñëwee aar seen bopp noonu la ñu leen war a fexe ba bu ñuy dellu tam ñu aar seen njaboot bañ leen fa yóbbul benn jàngoro loolu tax ñu indi produit yi xeeb ko lool mais mu nekk loo xam ne rek day symboliser suñu engagement ak suñu conscience du rôle citoyen que nous devons continuer de jouer fii ci HLM au bénéfice des populations et de notre commune. di coronavirus bi ti duggee ba léegi ñu xam ni aussi bari na HLM parce que liñ fi lim ci ay cas aussi bari na yow ngay personne ressource donc loolu la ban kàddu nga ci am booy lancé pour les populations surtout. waaw ci poñ bu njëkk bi ni ma ko waxee woon sànq rek damay respecter ndigal li nga xam ne corps médical ñoo ko joxe autorités yi dañu waxoon na ku nekk toog sa kër ma topp ci loolu parce que homme public bu génnee day ànd ak ay nit te kooku da leen di exposé moo tax man sama bopp sama wàllu bopp ma assumer sama responsabilité ne damay toog sama kër confiné wu ba mu confiné woo ba
ñu lever les mesures de confinement ci laa génn tout en respectant les mesures préconisées par le corps médical fexe ba dem ci nit ñi jànkonte ak ñoom mais fexe tam ba bañ a exposer kenn bañ a exposer sama bopp man tam. pandémie bi dafa mel ne nit ñi dañuy fàtte ne mi ngi fi lii c'est une façon de rappeler aux gens que pandémie bi tey la fi gën a tar bés fu nekk ngeen dégg ci télévision yi que cas yi ñu ngi yokk. surtout ci HLM. mi ngi laal ay gox yoo xam ne eggu fa woon HLM tey mën nañu wax pandémie bi def fi dugg bu baax a baax a baax nit ñi nag seen sutura la ñuy wooyee mais xam nañ ne mi ngi fi moo tax lépp lu waay def rek pour mën a jàppale askan bi pour mën a fexe ba askan bi ñu aar leen ci pandémie bi ñu war ko def lii bokk na ci li ciy contribuer imam yi am nañ ci rôle délégué de quartier yi am nañ ci rôle mairie bi am na ci rôle bàjjenu gox yi ASC ku nekk bu xeeb sa rôle ci système bi sensibilisation mise à disposition de moyens ba pare tam ñu téye xale yi ci kër yi parce que xale yi xëy na ñoom ils sont moins vulnérables mais bu ñu génnee indi jàngoro bi seen maam yeeg seen papa yi dañuy fekk ci kër yi jox leen ko te ñooñu amuñu les ressources physiques pour faire face à cette pandémie boo xoolee pandémie bi ñu bëri ñu muy yóbbu ay mag la ñu donc looloo tax ñu war a rappeler les mesures barrières war a tënk xale yi ci kër yi feet bi mu bañ a tax ñuy bàyyi xale yi ñu dem fu nekk occasion la tam pour lancer un message aux parents et aux pères aux responsables de famille nañu tënk xale yi ci kër yi mën nañ toog suñu kër yi feet ànd ak suñu njaboot mu nekk loo xam ne dinañ aar na aar askan bi fexe ba pandémie bi du law ci koñ bi li fi jot am ñu ñaan yàlla mu jëlee ko fi ñu feebar yàlla yëkkati leen ba pare ñun mu aar suñu gox aar suñu askan ak képp koo xam ne yaa ngi ñëw HLM di fi xëy à un titre ou à un autre